asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dal leen ak jàmm ci xibaar digg bëccëg li ci gën a fës mu bokk ci Thiès coalition Yewwi Askan Wi ca foofee nga xam te ni moom mooy benn dëkk ñaari gaar ñoom nag daal nañu jël li nga xam ne mooy commune bu est ouest ci publication résultat yi nga xam te ni nag daal nañu ko génnee ci dibéer gi lee benn bokk yaakaar moom gañewul dul département kon bi nga xam te ni daal Siré Dia moom moo fa daal di nekk kon noonu la résultat ya daal di demee foofee sa Thiès kaay ñu wax nag ci benn bokk yaakaar ak libéraux yi nekk si fële sa Jidda Caaroy kaw ku ci nekk nag yaa ngi ci jiñ sa morom dëmm daanaka tamante dëmm gu metti la ñu nekkee ku ci nekk nag di jiñ sa morom ci résultat yi nga xam te ni moom la ñu am ci vote yeeg li nga xam te ni moom moo am ci foofee ca Pikine daanaka fu mu ne ni coow laa ngi ne kur ci diggante ñoom ñooñu ak ñi nga xam ne ñoo jege naa les Cheikh Dieng mi nga xam te ni nag dañu ko faakoon daan nañ ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo ñu wax nag ci wàllum njàng mekk njàngale mi CUSEMS ak SAEMS ñi nga xam te nag seen juróom-ñaareelu plan d'action la ñu daal di dooraat ñu fas yéene ko daal di amal fanweeri fan ak benn ci weeru janvier G2 ñoom it naka noonu ab grève la ñu namm amal ci talaata jiile ñoom syndicalistes yi nag bëgg nguur gi daal di wàccook la mu xaatimook ñoom ci ay contrat yoo xamante si ay kon mbir yoo xam ne ni nee nañu daal ba léegi France daal di xëddeem kon dinañ ci toftal xibaari biti réew li ci yéene kaay ñu xëyandoo yëkkati jotaay bi ñaanalante. ca benn dëkk ñaari gaar ñu daal di publier li nga xam te ni moom mooy résultat yi Yewwi Askan Wi nag jël fa raw gàddu gi ca fi nga xam te ni mooy commune bu Thiès ouest ak fi nga xam ne mooy est li nga xam te ni dëpp moom mooy ville ba tamit waaye bi Yewwi Askan Wi ñoom ñoo ko daal di jël coalition Benno Bokk Yaakaar am ca département boo xam te ni ka leen ca dimbali moom mooy kii di Siré Dia nekkoon directeur bu poste mu gagné boobu lépp kon département dañ ci ànd ak Ibrahima Ndiaye ci leer élection gox-goxaat yi fii ci diwaanu Thiès résultat yi joxe nañ ko ki def li ni mel muy commission départementale recensement jëm ci wàllu wote yi amal na ko nag fii ci diwaanu Thiès coalition Yewwi Askan Wi ñu jàpp ni moom moo gagné sax commune Thiès yëpp muy est nord ouest ba ci commune ville bi loolu yëpp moo ci teg loxoom li nga xam ne moom mooy département bi daal moom moo ko rëcc bu ñu jàppee fële ci diwaanu commune nord foofu am na 5730 voix mu am nag fanweer ak ñeent conseillers ci scrutin majoritaire bi mu am fukk ci scrutin proportionnel bi ci kanamu Benno Bokk Yaakaar bi am 5999 voix am 9 conseillers ci scrutin proportionnel bi ki ci tegu nag muy République des Valeurs réewum Ngor moom jël ñetteelu place bi am 2294 voix am nag juróomi conseiller ci scrutin proportionnel bi fële ci commune Thiès Est foofu Yewwi Askan Wi moom moo jiituwaat am 7468 voix am nag fanweer ak ñeenti conseillers ci scrutin majoritaire bi am fukki conseillers ci scrutin proportionnel bi ki ci tegu nag muy Benno Bokk Yaakaar am 6692 voix am juróom-ñeenti conseillers ki jël ñetteelu place bi nag muy coalition And Siggil Thiès bu Abdoulaye Dièye moom am na 6547 voix am nag juróom-ñeenti conseillers moom it ci scrutin proportionnel bi fële nga xam ni moom mooy Thiès Ouest foofu tamit coalition Yewwi Askan bi moo fa daan ñëpp am 3998 voix am fanweer ak ñeenti conseillers ci scrutin majoritaire bi am tamit fukki conseillers ci scrutin proportionnel bi ki ci tegu muy coalition Benno Bokk Yaakaar am 3526 voix am nag juróom-ñetti conseillers ci scrutin proportionnel bi ba tey fi nga xam ne mooy ville de Thiès ñi jiitu moom mooy ba tey Yewwi Askan bi am 18327 voix am fukki conseillers ak ñaar ki ci tegu Benno Bokk Yaakaar am 15947 voix am fukki conseiller ñetteelu place bi République des Valeurs bu Thierno Alassane Sall am 10700 voix am juróom-ñaari conseiller ñeenteelu place bi nag And Siggil Thiès bu Abdoulaye Dièye am 10320 voix am juróom-benni conseiller ci département bi nag foofu la Benno Bokk Yaakaar gagné jiitu am 70811 voix am rek ñeent fukki conseiller ak juróom loolu ci scrutin majoritaire bi amaat ñaar fukki conseiller ak ñaar ci scrutin proportionnel bi ki ci tegu di coalition Yewwi Askan Wi moom am na 69199 voix am ñaar fukki conseillers ak ñaar ci scrutin proportionnel bi ñetteelu place bi la grande coalition Wallu Sénégal moom moo am 36765 voix am fukki conseillers ak benn ci scrutin proportionnel bi Thiès Walfadjri Radio TV Ibrahima Ndiaye.
jërëjëf Ibrahima Ndiaye ñu daal di fa bàyyeekoo dem ci libéral yi nga famille libérale yi nga xam ne ñu ngi si Djiddah Thiaroye Kaw ñoom nag lu jëm ci résultat yi ànduñu ci benn yoon ndax nag foofee ca ville bu Pikine daal ki nga xam te ni moom la ñu fa jox ne moom moo jël raw gaadu gi di Benno Bokk Yaakaar daal di daaneel kii di Cheikh Dieng nee nañu daal teguñu ko ci yoon tax nag ba fu mu nekk nii ñu ngay ñaxtu kenn ci ñoom di daba kon kase la ñuy àndal ay kàddoom dénk na ko Théodore Semedo. li war a tey sunu ndaje bi mooy tey danoo jël sunu victoire bi nga xam ne ñoo ko moomal sunu bopp Macky Sall ci boppam ànd ak nijaayam bëgg koo foqar ci talaatay ndeer dekki na fii ci département Pikine tout le département Pikine jigéen ñëpp ñu ngi fii taxaw ngir en tant que docteur Cheikh Dieng victoire am bi mu am muy victoire bu set wit Timbo taxaw pare ànd ak Macky Sall pour moo yore doole ji yor yatam ni dañu koy dóor tey ci ay niiw lay jaar ñoom dafunu dina jàpp leen ñun lan lañ bëgg sunu caabi wala sunuy bakkan ñun li nu fas yéenee def lii nu nekk ñun sunu dëgg lañ taxaw dëgg gii nu taxaw mooy sunuy bàmmeel tey lu mu jaral Macky Sall jaral nañu ko ñun nañu jox sunu caabi si sunu loxo def ak ñun passation de service Timbo bu ko Aline Sall gën a gore Aline Sall li mu def Guédiawaye Timbo defu ko département Pikine jaral nañu lu ne ndax nag danoo liggéey Timbo sunu caabi mu ngoog jamono jooju ñi nga xam ne ñoom la ñuy joxañ tuuma ci ña farak kon Abdoulaye Timbo ñoom it ñu nga yëkkati seen i ay kàddu di wax ne daal ñoom daal dañoo ñàkk ba noppi nar a ñànki te loolu nag dara jaru ko kii di Modou Gueye lañ ciy teewlu ak Théodore Semedo. peuple sénégalais bi moo am possibilité tànn na ñu di ci félicité wu li tax nag ñun en tant que peut-être entité politique yenn gox yi ñu yore woon ñu ñàkk ko dinañ ko saytu parce que bëgguñu def benn réaction à chaud te fekk ne amuñu élément yëpp yi tax ñu mën a def analyse bu objective dinañ ko xool bu baax a baax yooyu yëpp bu dajee nag daa engagé waat pour liggéey pour les populations mais li ci mat a retenir moo di ne kat Sénégal toll na foo xamante ne si mën nañ ko tudd ci dëkk yu mag yi ndaxte suñu démocratie toll na foo xamante ne si élection yi day leer nañ ba ñi nga xamante ne si ñooñu la population yi tànn ku mënti doon ñooñu la ñuy fal lii wane ne peuple sénégalais bi aussi peuple bu jara ndokkale la kenn du am possibilité contesté ko parce que ki war a gañe na fenn fu ci nekk. ñu dem ca Sédhiou foofee nag li nga xam te ni moom moo di local yi Yewwi Askan Wi di yëkkati seen i ay kaddu ak na nga xam te ni noonu la ñu fakkoon daal di lajjee la ko waral nag moom mooy ay électeurs yoo xamante ni dañu leen transféré te loolu teguñu ko ci yoon suñu si jàppee kon lu ni mel tax nag bu ñu sukkandikoo kon ci ki nga xam ne moo di Mohamed Ayib Daffé mi ci yëkkati ay kaddu kon ñu teewlu ko ak Lamine Bayo. ci élection ñu génn xool nañu résultat yi ñu électeurs yi jox xayma ko gis nañ ci commune bi ñoo ngi fi jël 4e am lu toll ni ci 753 voix ci département bi ñoo ngi ci jël 2e position am lu toll ni 10 000 voix loolu du lu ñu gënaloon suñu gënaloon ñu jël raaya bi ñu jiitu waaye dañuy ndongu dogalu yàlla xam ne daal yàlla loolu la dogal te gis nañ ni élection yi am na lu bëre loo xam ne jaaru si yoon ñoo ngi siy sant yàlla si résultat bu ñu am di si gërëm électeurs yi di sant électeurs yoo xam ne ñoo ñu votel ñu ñu votelul tamit respecté nañu seen choix yàq vote bi sincérité vote bi mooy transfert u électeurs yi ñoo xam ne du ñu ay Sédhiou waa dëkkuñu Sédhiou juddoowuñu Sédhiou xamuñu Sédhiou ñu ñëw yépp leen comme ay xar wala comme ay nag indi leen Sédhiou fii par milliers pour ñu voter loolu vraiment ñoo ngi koy ñaawlu fu ñaawlu mun a yem te ñoo ngi ñaan autorité administrative yi ñu jël ci ay dispositions ñun nag ñoo ngi nangu résultat yi te liggéey bi dañ koy continuer coalition Yewwi Askan Wi moo ngi woo Sédhiou waa yépp jamono jooju ñool gaa nga fële ca fi nga xamante ni moo di Louga foofee nag tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy mouvance présidentielle bi nee nañu ñoom ñoo fa jël raw gàddu gi ndax kii di Aminata Mbengue Ndiaye ak Mamadou Mamour Diallo ñoom ñoo tere waa kon Yewwi di fa gañe maanaam daal ñi nga xam te ni ñoom ñoo nekk ci kon kujje gi kàddu yooyu nag la ñu fësal daal di ko tontoo ñi nga xam te ni ñoom ñooy farandoowu kii di kon Moustapha Diop di gis ne daal Aminata Mbengue Ndiaye ak doxalinam neexu leen benn yoon ñoom ñoo ñee di socialiste yi daal di porox ndollu ci ndaje boobu di fësal ne daal seen ñooñ di ki nga xam ne moo di Rokhaya Diaw responsable des femmes socialistes nee na dina tekki ndombal tànkam ci li nga xam te ne moo di conseil municipal ndéem nag ñooñu Moustapha Diop yi loolu moo leen soxal ñu teewlu ay kàddoom wala sax ki nga xam ne mooy Thierno Diouf mi ci yëkkati kàddu dénk na ko Oumar Kéré.
Mamour Diallo te on a vu que pour une première participation def na benn percée bu am solo donc c'est l'occasion pour ñun ñu remercier ko di ko féliciter di wax que ni donc Benno bi benn la li ñu bëggoon ñun réussir nañ ko mooy ko opposition fii Louga du fa am dara tey jii li ki gagné mooy camp présidentiel ki ci topp tamit mooy camp présidentiel donc loolu mooy ñun suñu objectif ñi nga xam ne nag dañuy wax rek nekk ay picc te faruñu fenn nga xam ne ils sont à la solde de mon seigneur donc ñooñu ñun duñu leen tontu li nga xam ne loolu la ñuy leeral mooy que pour le cas de l'honorable député Adja Rokhaya Diaw moom waxoon na avant élection yi bi jour bi ñu quitté liste bi nee na leen woon que ni man du ma siéger ci liste bu nga xam ne ànduma ci ak samay nit d'ailleurs boobu sax la naroon a bindu démission mais pour bañ liste ba yàqu looloo tax bindu démission bi mais le moment opportun moment bi ñu ko décidé ñun dinañ ko bind te kenn du ñuy imposer li ñuy def leneen li ci des mooy ñu ngi remercier tamit honorable député Amadou Mbéri Sylla di président du conseil départemental ndax moom lépp lu mu ñu waxoon def na ko tey jii am nañ 14 conseils au niveau départemental. ñun on reste dans le Benno et on reste à côté du président de la République pour la victoire de ces élections futures. ñu bàyyee ko foofee ca Louga daal di dem ci leneen lu soxal xibaar yi di ay manifester yi nga xam ne amal nañu ko niki démb ca place de la nation waa société civile daal di xëy wàcc ci mbedd mi lenn naqariw leen lu dul dogal bi nga xamante ni waa CEDEAO jël nañu ko daal di daan yi nga xam ne ñoom ñooy waa Mali ba tax na nag foofee daal nañu fa yëkkati ay kàddu yu am solo suñu naataango Paate Meng mu nga fa woon. mu dim ndaje boo xamee ne que ñu ngi ko amal fii ci Dakaru place de l'Obélisque ngir dooleel askanuk Mali bi nga xamee ne que CEDEAO dañoo jëlëb ndogal ngir daal di leen embargo kii di maître Boubacar Seye di organisateur bi waaye it jiite ONG bii di Horizon Sans Frontières la mu xamle moom mooy CEDEAO war naa gën a góorgóorlu ngir juboo ak peuple africain bi. Je crois que su gisee lii am ni tey pour mu éviter ce qu'on appelle le populisme une crise de confiance entre les populations africaines ak ñoom seen institution du ñu def ñun lu dul yaakaar ni ñoom dinañ xoolaat seen décision pour que sur une table ñu toog waxtaan pour que sanctions yi mu deñ. ba tey ci ay kàddoom tolluwaayu Sénégal ci Union africaine war naa mën a tax mu jël dossier bi yóbbu ko ci niveau international. Le président Macky Sall prend la présidence de l'Union africaine kon tey Sénégal moo waroon jël leadership bi nii mais lii war na loolu inciter à ça tey Sénégal dafa war a jël dossier bi. teg ko sur l'international. bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu Mamadou Dembélé di njiital association bi ëmb transitaire malien yi di liggéey fii ci Sénégal tolluwaay wi yàq na lu bari ci seen liggéey. kenn liggéeyatul fu mu nekk nii parce que boo laal camion demul boo laal dossier douane dara dematul yëpp dafa taxaw kon fu mu nekk nii on est complètement impacté te impact bi bu ñu waxee ñoom ñu ngi ko chiffré c'est des milliards donc vraiment c'est une perte énorme pour tout le monde. ki la di njiital Ligue africaine des citoyens moom it ñëw ngir dooleel seeni naataango malien yi. dañuy ñëw fii manifester en masse ñun africains yëpp pour soutenir peuple malien yi pour ñu lever sanctions yi loolu la ñuy ñaan CEDEAO. daan bi CEDEAO teg ci réewum Mali loolee am na njeexital bu doy waar bu mu am ci askan wa fii ci Sénégal tolluwaay wi nag mu ngi woy di jaaxal société civile bi ñu ko doon manifester ngir CEDEAO teggi daan ñi le. jamono jooju Pathé ñu wax ci li nga xamante ni moom mooy njàngale mi ak jafe-jafe yi woy ba léegi si semaine bi di ñëw rek boo moytuwul dina jax ndax nag waa CUSEMS ak SAEMS nee nañu dañu dugg si seen juróom-ñaareelu plan d'action fanweeri fan ak benn ci weeru janvier G20 aussi ñoom it seen plan d'action kenn demul ñu des ndax nag bëgg nañu nguur gi daal wàccoo ko la mu jot a xaatima ak ñoom ba noppi ci ay accord Moussa Sène. semaine bii ñuy dem de ndaxte neexee ci gouvernement bi ndax CUSEMS ak SAEMS soobu nañu ci seen 7e plan d'action El Hadj Malick Youm secrétaire général adjoint bu SAEMS. ñu ne dañuy lancer suñu juróom-ñaareelu plan d'action bu nga xam ne nii la nar a tëddee mooy altine bii ñu jëm nga xam ne mooy fanweeri fan ak benn ci weeru janvier dañu ne bu 9h jotee ak tamit talaata tamit bi nga xam ne mooy 1er février ak àllarba 2 février ñu ne ñetti fan yooyu yëpp dañuy dakkal jàng meeg jàngale mi bu 9h jotee alors bu boobaa dañuy def ay ndaje. ngir xayma léegi nag bu ñu demee ba ci alxames ba nga xam ne moom mooy ñetteelu fan ci weeru février boobu moom dañuy def journée école morte maanaam benn jàngalekat du fas xànc ak morom ma ci réew mi yëpp alors bu ñu demee nag ci semaine ba cay topp moom li ko daggee bés bi ñuy wax
alxames fukki fan ak juróom-ñaar boobu moom dañuy doxu ñaxtu bu rëy boo xam ne moom la ñuy wax marche des enseignants du Sénégal fële ca Ziguinchor. yile syndicat sax dàquñu dem ba année blanche. nekkuñu di seet ndax année bi dana ñuul wala dana xees wala dana weex ñun li ñu yitteel mooy dañu ne balaa nga naan naam ne fa école bii la ñu bëgg a sauver kon ñun nekkuñu ci calculu at mi nu muy demee waaye ñun ñu ngi xool suñu ëllëgu école kon loolu moo ëpp solo fuuf ndax mënuñu nekk at mu jot ñu ne dañuy sauver année boobu jàpp nañ ne ren moom ala accu lay doon kooku moom mooy li nga xam ne nii mooy slogan bi ala accu la ñun tamit ñu koy wax ren la wala mukk. ci beneen fànn bi nag syndicat yu nekk ci G20 ñoom ñoo nam soobu ci grève yi bu benn fan ci weeru février jotee Ardo Fall coordonnateur bu G20. plan d'action bi comme ni nga ko waxee le premier c'est un mardi débrayage la à partir de 9h ci biir réew mi yëpp Sénégal yëpp mercredi ak jeudi grève totale la aussi dans toute l'étendue du territoire ndax amuñu pexe. xeex bi de diggante syndicat d'enseignants yi ak gouvernement bi ma ngay wéy loolu nag nar compromettre avenir ndongo yi ginnaaw bu grève yi di ñëwaat semaine bu nekk. jërëjëf Moussa Sène jamono jooju ñu dem ba fële ca Jidda Caaroy Kaw ak ñi nga xam te ni jamono ji la leen tax a jóg du lenn lu dul xeex am xiif ak jafe-jafe yaaskan wi di jànkonteel tax nag ba groupement d'intérêt économique bu Serigne Fallou Mbacké daal di jël lu tollook 300 kit alimentaire daal di ko jagleel njaboot yi nga xam te ni seen loxo jotul ci seen gannaaw Théodore Semedo ci nettali bi. ngir dimbale askan wi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ak wopp bu ñuy wax Covid-19 groupement d'intérêt économique GIE Serigne Fallou Mbacké moom de ñëw na dimbale lu toll ci 300 personnes yi nga xam ne ñooy yeewoo ci Jidda Caaroy Kaw daal di leen jox ay kit alimentaire ci ndimbalu ONG Life. ñëw tey pour jël ñi nga xamante ne yaakaar nañ ne néew doole fii ci Jidda Caaroy Kaw ñu jàppale leen ci ay kit alimentaire dinañ jox incha allah 300 familles. loolu ñi ko jot rawatina ñi nekk nag maire bu bees ci gox bi Mamadou Gueye di ko rafetlu. fii maanaam ku fi xiifatul ndax moom lekkul bàyyi kenn. lu mu yëkkati yóotu na indi ci koñam. ndax lii du tey donc. ñu di ko ci féliciter di ko ci encourager di ndokkale aussi ñi nga xam ne tey jii ñoom la yàlla dogal ñu jot ci don yi. ndaje boobu bi nga xam ne moo doon am ci quartier Minam tax na ñi nga xam ne ñoo doon joxe ndimbal bi rawatina askan bi ci jot di taataan jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ dund ci gox bi waaye tamit di wax seeni soxla autorité yi. maire bu bees bi aussi donc li ñuy xaar ci moom rek mooy mu pérenniser activité non seulement pérenniser ko mais aussi jàppale population bi ci yeneen domaine peut-être nit ñi am na ñoo xamante ne dañuy travailler dans l'informel am na ñoo xamante ne am nañ diplôme mais amaguñu liggéey am ñoo xam ne aussi jànguñu. dund bi seer na njaboot gi yokku na ñun jigéen ñi ñooy tës di dem ak a ñëw. loolu kii nekk nag maire bu bees ci Jidda Caaroy Kaw Mamadou Gueye wax ne dina ci xar tànku tubéyam ngir indi ci ay saafara jàllale ko ci benn programme waaye tamit ak coopération décentralisée. ku ne banlieue xam ne bëri na ñoo xamante ne ci seen loxo jotewul seen ginnaaw bëri na ñoo xamante ne ci sak rek la ñuy dundee la ci ëpp. loolu nag dafa laaj population yi mairie bi personne ressources yi ak ñi nga xamante ne ci yàlla dogal nañu am ak jote ñu mën a góorgóorlu ba ut ay partenaires yu leen mën a gunge ci taxawu population yooyu. waaye loolu galaa muy am ñooñu jiite GIE Serigne Fallou ñuy xam ne dinañ wéyal dimbal yooyu ci bépp quartier bi nekk ci Jidda Caaroy Kaw ngir mën a jàppale askan bi ci seeni jafe-jafe gën a jokkoo yéen fi ci diwaan Jidda Caaroy Kaw Théodore Semedo foofu. jërëjëf Théodore Semedo ñu dem ci fi nga xam ne moo di Diourbel foofee ab beneen kuréel di Saybatu Espoir ñoom nag dañoo ñëw ngir jàppale rek bërëb yi nga xam ne nii dañ cay fajo tax nag ba daal dinañu jël ay jumtuwaay yu am solo ci bu ñu ko xayma koppar ya toll na ci 200 millions ci suñu ay koppar Mamadou Matar Sarr. fexe ba bërëbu fajukaay yi gën a ñoŋ askan wi mën a faju li ni mel day moo tax a jóg association Saybatu indil nañ centre de santé bu Diourbel matériel médical koppari ñu koy xayma ci 200 millions Cheikh Silla mooy président bi. matériel bi lu nekk bëri na am na ay lal am na ay fauteuil roulant am na ay béquille am na ay masque lépp loo xam ne daal mën na permettre sur malade bu nekk ci 10 fa kër docteur mili foo xam ne boo fa duggee sa yaram daal sa xel dina dal loolu bokk na tamit ci faj mu loolu moo tax ñu def loolu waaye profité nañ ci conteneur bi tamit jox équipe nawetaan yi wala équipe football yi surtout xale yi ay maillot ay bal pour jàpp leen a jàppale parce que tamit bu ñuy wax santé tamit sport da cee bokk ndax médicament bu njëkk garab gu njëkk ci faj mooy
sport. médecin chef district sanitaire bu Diourbel rafetlu mbir yi bu baax ndax nee na kat matériel médical bi ñu indil centre de santé bi dina tax askan wi gën a mën a faju te duñ am benn tolof-tolof. association bi dafa nekk association boo xam partenaire u centre de santé wu Diourbel la tey ñu ñëwaat indil ñu matériel boo xamante ni centre de santé bi yëpp mën na ci profito gën a yeesal conditions yi nga xamante ni ci la ñuy hospitaliser malade yi muy geste bu rafet boo xamante ni vraiment ñu ngi leen ciy gërëm encore une fois. mu di jëf joo xam ne autorité administrative yi nekkee ci Diourbel rafet nañu ko bu baax Moussa Mbodj mooy préfet bi. lii nag dafay nekk mbégte pour ñun dañuy contribuer ci li nga xam ni mooy développer dëkk bi mooy développer réew mi mooy développer askan wi. dina nekk ñi nga xam ni ci ay citoyens yu ñuy mën di gërëm te ñi nga xam ni wàcc nañu seen turkat ci askan bi nga xam ni dina law ba faw. ci fàttali nag association Saybatu Espoir benn doomu Sénégal moo ko taxawal ca France mbébét gi moo di fexe ba dund doomu réewam gën a ñoŋ li ni mel moo tax ñu tabax ay école ba noppi may ay daara ndox mu sell Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri.